ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag dañuy wax wala sax waxaat ci monnaie bi di ECO maanaam xaalis bi war a remplacer franc CFA ci zone bi di UEMOA mais tamit monnaie bi dañu koy itam utiliser ci zone CEDEAO bi réew yi nga xamante ni dañu am seen monnaie bopp. sujet boobu nag waxoon nañ ci ba jibal li nga xam ni mooy avantage monnaie boobu parce que am sa monnaie bopp da lay permettre nga am indépendance parce que ñun suñu réew yi ci mel ni Sénégal Mali ak yeneen réew yi nga xamante ni dañuy jëfandikoo xaalis bii di franc CFA dañuy verser ay milliards de francs CFA ci trésor français parce que ñoom réewum France ñooy garanti xaalis bi donc ab monnaie coloniale la boo xamante ni day permettre France gën ñoo dominer gën a am doole ci suñu kaw waaye itam di mën di manipuler di def lu ko neex ci li nga xamante ni mooy suñu koom-koom saa yu ko soobee. monnaie bi di ECO nag gannaaw bañ ci waxee woon am na ay yeneen mbir yu xew ci diggante bi parce que nanguwuñ ci woon sax xuus bu bari ndax am na ay mbir yu leerul woon donc pour bañ a orienter ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre maanaam abonné yi ci erreur dafay jaaru ñu dellu si waat si wan leen danger yi nga xamante ni mi ngi làqu ci ginnaaw xaalis boobu di ECO bu ñu mën a jàppee comme continuité franc CFA maanaam day mel ni franc CFA ba tey mi ngi fi mais tur bi kese mooy soppeeku. li nga xamante ni doomi aadama yi war nañ ko comprendre mooy anam gi ñu bëgg a fonctionner loo monnaie bii di ECO amul dara lu ko wuteeg lii di franc CFA lenn kese moo soppeeku comme ni ma ko waxee sànq mooy tur gi anam gi ñu koy woowee taux de change bi ak euro bi soit day tolloo comme franc CFA bi ni mu mel wala sax da koy dépasser te loolee mun na jur li nga xamante ni moom la ñu woowee ci wàllum économie inflation loolu lépp dañ ko waxtaanee expliquer leen ko ba koo xamante ni xam-xamam màccul sax ci wàllum économie mun a xam yan danger yan njeexital la monnaie bii di ECO nar a jur fii ci Afrique parce que dañuy fàttali anam gi mu nar a doxee suñu biir réew yi mooy gën a yées lii di franc CFA. mais laata rek ñuy xuus ci biir vidéo bi dañ ciy profité pour gërëm 200 000 abonnés yi nga xamante ni ñoo ñuy suivre sur YouTube maanaam fi mu toll nii ñaari téeméeri junni doomi aadama ñu ngi suivre vidéo yi di jàngat li nga xamante ni leen koy proposé saa su ne. mais comme ni ñu ko waxee woon rek ci benn vidéo objectif bi ci njëlbeen néewul woon pour am ay junni doomi aadama di ñu suivre idée bi moo nekkoon jàllale ay message ay mbir yoo xamante ni amaana médias yi duñ ko aborder parce que buñ ko waxee dinañ ñàkk ay sponsor yenn homme d'affaires yi nga xamante ñoo leen di financer dinañ téye seen loxo ñun ñu aborder sujet yooyu noonu di ko defee nag ak indépendance bu mat sëkk. xëy na peut-être jamono moo dox vidéo yi intéressé sénégalais yi ba tax audience bi gën a yokk ba tax na tey chaîne bi nekkatul rek relation entre ay nit yoo xamante ni dañuy proposer ay vidéo ci ay sujet ak ay nit yoo xamante ni nii ñooy suivre yooyu vidéo di ci joxe seen xalaat wala di ci def ab jàngat ñoom itam mais dafa mujj nekk benn affaire famille parce que la plupart vidéo yi nga xamante ni ñu ngi koy def yenn ci abonné yi ñoo koy proposer donc gën na yaatu fi mu toll nii ci diggante bi nag def nañ ci ay njuumte mënul ñàkk parce que ay nit dong lañ mais à chaque fois dañuy def suñu kéemtalaay kàttan pour bañ a bett yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy suivre te pour loolu dañuy tenir en compte bàyyi xel li nga xamante ni mooy critique objective yi moo tax chaque fin vidéo da leen di bàyyi ak benn adresse email boo xamante ni di ngeen ñu ci mën a bind. parce que am na ay sénégalais yoo xamante ni ñu ngi suivre vidéo yi ëpp ñu ay compétences ëpp ñu xam-xam ci li nga xamante ni ñu ngi koy wax mais amuñu possibilité wax ko doomi aadama yi déglu leen. donc nit ñooñee da leen di jox opportunité ñu joxe seen opinion moo xam ci commentaire yi wala ñu bind ñu su ko jaree ñoom ñu def vidéo décortiquer ko seen bopp wala ñu envoyé ñu ay information bu dee bëgguñu ci feeñ ñun ñu jël ko jàngat ko càmbar ko def ci ay gëstu laataa ñu koy diffuser. beneen défi bi nag xëy na peut-être mooy gën a présent ci réseaux sociaux yi comme ni ko yenn abonné yi sàkkoo rawatina Facebook Twitter ak Instagram créé waat encore yeneen compte parce que compte yi nga xamante ni jotoon nañ ko ibbi yenn yi dañ ko tëj parce que parfois dañuy laal ci sujet yoo xamante ni dafay déranger ba tax suñu compte yi dañ koy ciblé ba dañ koy tëj mais duñu mës a bàyyi xeex bi day wëy te ñu ngi ñaan yàlla bu yaakaar tas. donc dañuy dellu si ci suñu sujet bés bi maanaam xaalis bii di ECO bi nga xam ni moo war a remplacer lii di franc CFA li nga xamante ni nag doomi aadama yi war nañ ko comprendre mooy création monnaie ECO bi dafa nekk loo xamante ni dañ ko planifier depuis ay at ci ginnaaw ñëw rek na këtt na jonn il faut que nit ñi xam loolu d'abord te pour comprendre loolee foog ñu delluwaat ci li nga xamante ni mooy histoire parce que boo seetloo monnaie bii di franc CFA mi ngi juddu le 26 décembre 1945
jour boobu noonu France dafa xaatim ay accords ñu koy dippee les accords de Bretton Woods def li nga xamante ni moom la ñuy dippee déclaration de parité au Fonds monétaire international muy FMI. si noonu la ñu créé franc CFA muy franc des colonies françaises d'Afrique maanaam monnaie xaalis bi nga xamante ne nii dëkk yi France colonisé moom la ñuy utiliser maanaam Bénin Burkina Faso Côte d'Ivoire Mali Niger Sénégal Togo. après nag la Guinée-Bissau intégré monnaie boobu noonu ci atum 1997. léegi nag accord boobu nga xam ne France signé na ko ak Fonds monétaire international dafa tënku ci benn mbir moomee mooy dëkk yi France colonisé dañuy utiliser franc CFA ci diiru 75 ans maanaam juróom-ñaar fukki at ak juróom. période boobu noonu bu weesoo dañuy def li nga xamante ni mooy renouvellement de l'accord maanaam xoolaat partenariat bi nga xamante ni moo tënk France ak dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk biir Afrique di utiliser franc CFA. léegi jël leen accord bi ñu ngi ko signé 26 décembre 1945 donc le 26 décembre 2019 bi nga xamante ni mooy ñëw ci at bii accord bi dina am 74 ans maanaam juróom-ñaar fukki at ak ñeent. loolee liñ ci mën a jàngat mooy benn at kese moo des muy décembre 2020 pour que accord bi dëkk Afrique yi utiliser franc CFA signé ak France di jeex. soit dëkk yi utiliser monnaie boobu noonu muy xaalis bi di franc CFA ku ci nekk da ngay créer sa monnaie bopp wala nga woy di utiliser monnaie bi di franc CFA ci kaw nga xaatim ab accord boo xamante ni accord bu bees la ak réew bi di France. moo tax bi ñu defee woon vidéo ci xaalis bi di ECO ñenn ci internet yi commenté woon di wax ni est-ce que France làqatuwul woon ci projet bi nga xamante ni mooy créer ab monnaie bu bees. effectivement nit ñu doon wax loolu histoire jox na leen dëgg ndax France moo ne ci ginnaaw projet bi di ECO te loolu fokk nit ñi xam ko. lan moo tax nag France ne ci ginnaaw création monnaie bii di ECO da leen di jox quelques preuves. benn bi mooy bi président yi nga xamante ni ñoo nekk biir UEMOA muy juróom-ñetti réew yi utiliser franc CFA jamono gi ñuy signé création monnaie bu bees ñu koy dippee ECO dañ ko defoon ci teewaayu 5 émissaires maanaam juróomi ndawu doomi France yoo xamante ni dañu teewoon bis bi ñuy signé accord boobu noonu. donc bu doon ab monnaie la boo xamante ni ñun ñoo ko créer suñu bopp ay doomi France ay français du ñu ñëw di teewee ba ñuy xaatim yooyee accord maanaam di créer suñu xaalisu bopp. ñaareelu mbir bi mooy depuis bi ñu tàmbalee di wax ci monnaie bi di ECO France musul taxaw wax ci loo xamante ni lu ñaaw la maanaam France yooyu ci yàbbiwu ci wanewu ci benn opposition dañu ne pat rek di seetaan alors que xam nañ ni dëkk yi nga xam ne ñooy utiliser franc CFA bu ñu bàyyee xaalis boobu noonu économie française day nekk ci crise donc seen pataaral bi yëpp li ko waral mooy bu ñu créé monnaie bi di ECO seen intérêt dañ koy garder dañuy wóy di ngacc deretu africains yi ak seen alal africains yi di jël seen xaalis di ko déposer seeni trésor ñoom ñu ciy investir di jël ci xaalis boobee di ñu lebal. loolee tax bi ñu ne dañuy créer monnaie bii di ECO France opposé wu ci waxu ci dara lu ñaaw. te tamit lan moo tax ci njëlbeenu vidéo bi ñu ne ECO moo nar a gën a yées franc CFA parce que France bëggul yem rek ci juróom-ñetti réew. maanaam dëkk yi nga xam ne ñoo nekk zone UEMOA juróom-ñetti réew yi utiliser franc CFA France bëggutul rek yem ci yooyu réew kese dafa bëgg a yaatal li nga xamante ni mooy domination maanaam intégré woo yeneen réewu africain yu utiliser benn monnaie boo xamante ni France moo koy monopoliser. projet bi dëgg mooy bépp réewu Afrique de l'Ouest maanaam dëkk boo xamante ni da nga féete Afrique soo jant di utiliser benn monnaie bi muy ECO te loolee bu amee day renforcer li nga xamante ni mooy doole France biir Afrique. maanaam bu ñu respecté accords yi bépp réew bu nekk CEDEAO da ngay utiliser ECO maanaam réew yi ci mel ni Nigéria Ghana Gambie ak yeneen réew. moo tax dëkk yooyu muy Ghana Gambie ak Nigéria ñoom dañu ne dañuy woy di utiliser monnaie bi nga xam ñoom ñoo ko créer seen bopp toog nag di xaar monnaie bi di ECO naka lay fonctionner maanaam est-ce que dina nekk ab réussite. bu fekkee arrangé na leen ñu ñëw soobu ci continuer bu fekkee arrangé wu leen ñu woy di utiliser monnaie yi nga xamante nii mooy seen monnaie réew. monnaie yi nga xam ne ñoom ñoo ko contrôler ñoo ko tànnal seen bopp ñoo ko créer seen bopp. donc comprendre ngeen que ni monnaie ECO bu ñu tàmbalee di ko utiliser ci atum 2020 juróom-ñetti réew yi nga xam ne ñoo bokk zone UEMOA kese ñoo koy utiliser comme ni mu nekkee jamono ji ci franc CFA. loolu benn la ñaareelu mbir bi mooy bu ñu tàmbalee utiliser monnaie bi di ECO taux de change bi du soppeeku par rapport ak CFA bi maanaam benn euro day wóy di nekk
655 échos. Proposition boobu noonu ki ko defoon mooy Alassane Ouattara bi nga xamante ni doomi France la moom ak Macky Sall ñoo yam ñoom ñaar ñëpp ay gouverneuru France lañ biir Afrique loolu moom ñëpp xam nañ ko. donc juróom-ñetti réew yi bu ñu ko tàmbalee utiliser taux de change bi du wuteeg dara li nga xamante ni mooy franc CFA bi maanaam 1 euro boo ko convertir en écho da lay jox 655 échos comme ni mu nekkee woon 655 franc CFA. ñetteelu mbir mi di te sax moo gën a graaw mooy bu ñu tàmbalee utiliser monnaie bi di écho xaalis bi duñ ko defaree biir Afrique ñi ngi koy defaree ci benn commune française bu ñu woowee Chamalières foofu la ñuy defaree xaalis bi di écho. kon moom sa bopp bi ñuy wax newul ndax bu neen dañuy créer suñu monnaie bopp ne ñoo koy moomul suñu bopp war nañ ko di ko defaree suñu biir réew yi. ñeenteelu mbir bi di monnaie bii di écho trésor français moo koy soutenir maanaam dëkk africain yi nga xamante ni ñoo doon utiliser franc CFA dañuy woy di verser xaalis bu bari trésor français maanaam France day woy di am alal ju bari ci ndoddu africain yi ñun ñuy gën a dee ci li nga xamante ni mooy pauvreté maanaam ñàkk. lii mooy réalité yi nga xamante ni duñ ko wax doomi aadama yi ci monnaie bu bees bii di écho te ki làkku ci ginnaaw du kenn ku dul réewum France ñoom ñoo làkku ci mbir mi tëgg projet bi ànd ceeg ay njiitu réewu africain yoo xamante ni bëgguñu seen askan bëgguñu seen réew. beneen conséquence su écho bi te ñu mën ko xaar war ko sóoraale mooy li nga xamante ni mooy dévaluation loolee tamit possibilité la surtout nag bu fekkee ni yeneen réew yi nga xamante ni bokk nañ ci CEDEAO dañ koy tàmbali utiliser ci cas boobu noonu 1 euro mun na dem ba 1200 échos te loolu scandale mënu ko gën a rëy pour consommateurs yi parce que bu ñu yeggee niveau boobu noonu tey yow boo demee di jënd benn kilo mburu kese kilo mburu boo xamante ni 150 francs lay jar mun nga ko jëndee 300 francs wala 300 échos donc ñi nga xamante ni am nañ ay salaire 300 000 francs nañu xam que ni xaalis boobu du représenter lu dul 150 000 échos seulement parce que dund mi day gën a métti lépp day cher te fekkee ni dévaluation bi moo fa jaar. donc ak monnaie bii de écho mi ngi mel ni tey nga utiliser ab oto ba mu màggat nga yóbbu ko garage ñu ñab-ñabal ko defaat ci peinture bu bees sànni ko ci tali bi noonu rek la demee. amul dara lu ko wuteeg li nga xamante ni mooy franc CFA 6 ak 9 la rek amul benn différence amul dara loo xamante ni soppeeku na ci. donc li nga xamante ni am na ci monnaie bii di écho te duñ ko wax africain yi duñ ko wax sénégalais yi mooy jamono ji dañu am opportunité Afrique dafa am possibilité génn ci franc CFA sans problème parce que accord yi nga xamante ni signé nañ ko ak France day jeex ci décembre 2020 ñu ngi ko signé woon en 1945. te accord bi dafa war a durer 75 ans maanaam juróom-ñaar fukki at ak juróom donc benn at kese moo des ci contrat bi nga xamante ni ñu ngi ko signé woon ak France pour utiliser monnaie bii di franc CFA. léegi nag France xam que ni dëkk yi bokk UEMOA bu ñu génnee ci franc CFA du ko arrangé parce que ñoom dëkk yooyee dañuy verser xaalis réewum France léegi ñoom ñu comploter ak ay chef d'état africains yu ci mel ni Macky Sall Alassane Ouattara ak ay yeneen njiitum réew yi nga xam ne ñu ngi bokk UEMOA pour créer beneen monnaie bu bees boo xamante ni day fonctionner ak même manière ak lii di franc CFA maanaam même mécanisme yi la lenn kese lañ ci def comme coppite mooy turu xaalis bi kese mooy soppeeku. bu ko defee nag ñu dem ci population bi di leen wax naan lii ngeen bëggoon am ngeen ko dootuñu utiliser li nga xam ne mooy franc CFA pour que débat bi jeex alors que ci ginnaaw la ca làkku yépp amul benn différence ak franc CFA. malheureusement nag suñu médias yi duñu expliquer sénégalais yi mbir moomee d'ailleurs bi ñu lancé écho ñu ci bari dañ ko apprécier woon même ñun parce que xamuñu woon lan moo nekkoon ci fond dossier bi mais après ay recherche xam nañ que ni lii ay naxaate la jël ay décision ci sa turu réew te yëgaloo leen dara gënu koo garaaw. loolu nag la njiitu réew yi nga xam ne ñoo nekk Afrique di def dañuy réunir ci seen i bureau signer ay accord ci seen turu réew accord yooyee am impact ci génération yi nga xamante ni ñoo ñëw. mi ngi mel ni rek franc CFA jamono gi ñu koy signé ñun suñu génération ñu ci bari juddooguñu woon mais gis ngeen léegi ñun ñooy fay bor yi pauvreté bi ñun lay gën a rey ñun la ñuy utiliser encore suñu tur pour seen intérêt personnel. donc combat bi mooy lan bëgguñu franc CFA bëgguñu écho parce que ñoom ñaar ñëpp a yam lu ñu bëgg mooy créer ab monnaie unique maanaam xaalis bu ñu moomal suñu bopp te buñ koy def France du ko teewee yoonam du ci nekk. ñaareelu mbir bi mooy xaalis bi nga xamante ni ñun ñoo ko moom nañ koy defaree biir Afrique du ko fi imprimer te du am benn intermédiaire du am benn puissance étrangère boo xamante ni day impliqué wu ci li nga xamante ni mooy processus de création bi. et même turu xaalis bi dafa war a méngoo ko li nga xamante ni mooy suñu réalité lan moo tax tur bi mënuñu ko tuddee afro wala beneen tur boo xamante ni képp ku ko mënti dégg rek di nga xam ni kat lii Afrique la sokke ko donc lépp rek volonté la
ak patriotisme te malheureusement suñu président yi tekkuwuñu dara amuñu fulla amuñu fayda lépp loo xamante ni ñu ngi koy nas rek day gàllankoor seeni intérêt doomi réew. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jégleeloon comme monnaie bii di ECO ak li nga xamante ni mooy gàllankoor yi mu ëmb ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox rek daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.